ci diggante Thiès ati waa woon gilee lu tolloo juróomi doomu aadama ñoo ca dee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te jamono joo xam ne tali baa ngi rey corona baa ngi continuer di rey ba léegi ni lee Le Soleil yéene kaa ne ñetti vague yi fi jaar tey ma lay expliqué nag ñaata la ñu rey allahu akbar dama ne la gis nga troisième vague bi lée waaw lu tolloo juróom benn téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay doomu aadama ñoo dee te moo ca gën a waaw ñaareelu vague bi nga xam ne jël na juróom benn weer lu tolloo juróom ñetti téeméer ak juróom ñaar la daal di kon rey allahu akbar première vague ba ñetti téeméer ak fanweer ak ñetti kon la rey docteur Alpha Amadou Sall ci l'Observateur waaw nee na bu yeboo ñu préparé wu de dama ne la quatrième vague bu mu ñu bett daa la wax mar di tali ay waay laalal bant waay docteur kay docteur Sall ne xanaa xamoo leen ne mën na ñoo jóge ci mbas dem ca mbas lu raw mbas jóge ci pandémie dem kon ci endémie réew mi nag neexul ba neexul waaye minti na Le Quotidien ne kaa ne doomu aadama yi nga xam ne dañoo ndool lim nga yokk na pauvre yi waaw ñi ngi woon ci juróomi millions yu tëgës la 2011 mbir ma léegi yegg na juróom benn million laa la wax ci 2018 waaw ANSD moo ko wax kuréel gi xayma ci état wu Sénégal waaw critique yéene kaa ne dama ne la ëpp na juróom benn million laa lay wax nii ci ay doomu aadama yoo xam ne dañoo ndóol bu ñu añee duñu reer añ di bëcc reer gobar jaas te jàppal ne Sédhiou nag moom ñoo jël kubba Sédhiou région bi gën a pauvre laa la wax ñi xiif foofee kon la ñu gën a ne termine yéene kaa ne dëgg la gis nga Sédhiou jël bee Kédougou ca topp Tambacounda 3e Kolda 4e Kaffrine 5e Ziguinchor 6e dama ne la gis nga région yi lée ndóol gi daal fii la gën a laal te jamono joo xam ne noonu ndóol gee ñuy bëgg a rey waaw L'Observateur nee na mais ndoxum seen eau seen facture yi lée saa yi buñ xëe muy gën di seer yéen kaay groupe Futurs Médias gi ne ginnaaw plainte boo xam ne nag association yi daal nañ koy plainte enquête boo xam ne def nañ ko ca day compteur yi marque Itron waaw nekkate compteur yooyu baaxul compteur yooyu baaxul laa la wax ba tax na waa asko seen day ak yeneen association yi waaw ñoom daal fi mu nekk nii nee nañu marque yooyee Itron te waa seen eau di ko jëfandikoo jox ko kër yi nañ leen ko toj nañ koy yàqate ay compteur yi baaxul la waaw 24 heures yéene kaa ne waaye xoolal dundu gu seer gi lée waa ñoo lànk ci marché fi bi 17 septembre nee nañu di talaate bi xoqatal geeg yooyee du tax ñu dellu ginnaaw tey te du tax ñu dellu ginnaaw ëllëg laa la wax seen marché bi waaw Mourtada Seck mi nga xam ne nag mooy coordonnateur général bu ñoo lànk nee na dundu gu seer gi mais mënuñoo toog noonu rek di seetaan non te jamono joo xam ne nag ñoom Mourtada Seck ngay kaas dundu gu seer gi lée suñu politiciens yi waaw ñoom day ña ngay waajal élection locale yi rek terminé yéene kaa ne gis nga wàllum investiture yi kan mooy jiite liste Macky Sall yi lée ci élection locale yi waaw ak seen wàllu carrière politique Macky Sall day li muy liggéey yëpp mooy pour daaneel Macky Sall ma koy xeex Macky di te gis nga boo sàgganee Benno Bokk Yaakaar ci boppam fii lay jaaree tas mar di Italie kay te gis nga liste parallèle yi nga xam ne Macky Sall dafa ne du fi am dana fi am de boo sàgganee Macky Sall mooy bëgg di xeex ak Macky Sall ma koy geer ak Macky yéene Macky Sall kay ña muy geeral mooy activiste yi lée ak wala yenn ci politiciens yi laa la wax Macky Sall dee dana leen tëb ba ñu moo ko rumox Khalifa Simon jaat taxe nañ ci wàllu trafic Khalifa Sall nga ne lée caisse d'avance ba sànk ko Ousmane Sonko nga ne lée ñu kasal ko ndëgg sërëxal ci salon bu Adji Sarr Le Témoin yéene kaa ne gis nga élection locale yi lée waaw opposition bi ak tasaaroo gi ñu tasaaroo ñaan ngu nangu la ci Benno Bokk Yaakaar waaw yow te jamono joo xam ne waa Benno ngay booloo opposition baa ngay tas ba ni tasar Walfadjri ne mais yow demal ca Ziguinchor gis nga Abdoulaye Baldé ak Doudou Ka waaw mbaa du Macky Sall mi la da leen a bëgg a sacrifier mar di Italie xam ngeen Seydou Sané président jóg taxaw nekk tam président Casa Sport Macky Sall boo sàgganee moom la nar a def candidat am waaw 24 heures yéene kaa ne Modou Diagne Fada day kaw la gamu dem bu yëgoon du fa dem de parce que Abdoulaye Khouma yekk na lu mel ni xamee Modou Diagne Fada laa la wax Malick Gakou tam yekk na lu mel ni xamee Aliou Sall ci assemblée générale u grand parti bi mu doon def kon ca këram Alaaji Malick Gakou waaw nee na Aliou Sall yóbboo nga sàkk pexe te dem parce que Guédiawaye wan nañ la ginnaaw Aliou Sall Guédiawaye pare nañ ci yow Aliou Sall gasi laaste coalition ñoo Abdoulaye Wade ba day Thierno Alassane Sall waaw nee na bana maa la ko wax Thierno Alassane Sall ci libération yéene kaay ne la république des valeurs ubbeeku na ngir sénégalais yëpp ci élection locale yi laa la wax yéene kaay Cheikh Mbacké Guissé bi ne lii de mooy des nag tribune yéene kaay ne coalition PDS CRD ajot na waaw Thierno Alassane Sall day mujj naa génn ca coalition ba bàyyi na 24 heures yéene kaay ne Issakha Diop day maire Pikine Est waaw département bu Pikine ba ñuy xool ban maire moo fa gën a liggéey moo gañ a kubba Issakha Diop lañ def maire waaw Alaaji Condé caabi féete na ko ginnaaw de te ñaari député Benno Bokk Yaakaar yooyee ñu ngi ci guddi gu bët setagul libération yéene kaay ne trafic passeport diplomatique yooyee waaw gis nga ñoom Mamadou Sall Boubacar Biaye Sadio Dansokho tax nañ ca ba ne rifu laa la wax 14 certificats de mariage yoo xam ni seen tur ca ne 9 autorisations parentales 7 relevés de compte laa la wax 19 extraits de naissance 13 relevés authentiques de leur indemnité par
parlementaire seenu ndambaay lañ fekk sa kër Alaaji Jaaji Condé ba fa police ba demee Condé nee na gars yi dañ daan laal pourcentage xaalis bi dañ ci daan lekk allahu akbar ñetti doom yoo xam ne dañ ne Mamadou Sall leen jur te juru leen ñaari jabar ak passeport diplomatique yi nga xam ne dañ leen koo jaay Sadio Dansokho président conseil départemental bu Saraya nekk itam député ci 12e législature bi lée tax nañ ca scandale ba bëna rib laa la wax allahu akbar l'observateur ne ca instruction la jëm de waaye moom kilifa daal dinay fayu ci beneen plainte moom tamit cybercriminalité xam nga passeport diplomatique yu député ak seeni jabar ak ñee seeni jëkkër war nañ koo xoolaat nag parce que am na ci ay parlementaire yu nekk ci majorité bi ak opposition bi ay député waa diggan leen teg ba de sursaane assemblée nationale ak ministère affaires étrangères ci coowal passeport diplomatique yi mais luy njiig ñoom it njaak lañ ca bak nañ njaak te njaak ñëw na critique yéene kaay ne Pape Mahawa Diouf waaw ci critique yéene kaay ci mbirum scandale passeport diplomatique yi lée nee na crime daal buñ ko defee justice bi dafa war a def liggéeyam looloy dëgg de critique yéene kaay ne coowal expert auto ak président directeur général am bi lée waaw la Pape Samba Badiane président directeur général expert auto waaw nee na Amadou Sall di doomu Macky Sall ak Marème Faye nekkul actionnaire moomul sama entreprise bi lée te tam nekku fi client libération yéene kaay ne waaye Pape Samba Badiane mi kat moo koy protéger waa ji ay plainte yu bare bari laa lay wax ni mi ngi lalu ci ndodom gën a gàtt ñett waaw yow banque agricole ko topp Ibrahima Niass patron société Blackstone ak Astikabo waaw waa ji moom xanaa day wane ne waa pale dañ ko yoreel xaalis wala li yaayam nekkoon magistrat la en tout cas sûreté urbaine daal jàppoon na ko libéré waat moom Pape Samba Badiane mi libération yéene kaay ne ca jamono jooje Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te wér mi ngi waajal nag di kanam gi président Macky Sall samedi ji ca Touba ngir nag ñuy inauguré kon hôpital bu mag ba waaye jëmu ju tedd ji nee na lépp lu xeetoo dund woowu ñu koy defee bëgg faa gis kenn yënga-yëngal laa la wax ay manifesté ki politique ak yooyu amu fa booy benn ñaar Serigne Mountakha day xam le na ne élection locale yi na woon foon Touba bërëb spécial la liste ba ka fay ne moo ko fay teg Le Soleil yéene kaa ne Karim Khan procureur u CPI gi Cour pénale internationale ci justice internationale nee na Sénégal day exemple la Sénégal daal royukaay la ci lu jëm ci wàllum justice waa jaa ko wax de du samay kaddu lu mu doon royukaay te royuñ ci yeneen réew yi ci wàllum pétrole bi royuñu dara parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal jaajëf l'homme de jam si Diédé Dougar maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax le grand maire de Tëngéej. naka sa bëgg. alhamdulilah baa lépp jàmm. waaw ñu ngi sant ku tedd ki bu baax. ay ci ñu fas yéene ko door Afrobasket féminin Yaoundé 2021 sunu gaynde yu jigéen ñi jox nañu leen drapeau bi. waaw loolu nag ni ki démb la woon ci teewaayu secrétaire général bu ministère des sports di Paul John moom mi nag moo gën a ñaax gaynde Sénégal yi rek ngir nag lu jëm ci nag Afrobasket jigéen ñi ñu fas yéene ko amal foofu ca Cameroun ca Yaoundé ni ki fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weerum septembre gi ñu nekk moom mi nag sàkku na nag gaynde Sénégal yi gën a nag tax yokk seen taxawaay nag ci boobule compétition ngir nag mën a jël seen fukk ak ñaareelu trophée waaye daal lu ci mënti am kii di Mame Marie Sy moom nekk capitaine bi daal xam na ne daal dinañ nag def seen kéem kattan ngir nag teewal Sénégal bu baax a baax foofu ca Yaoundé ñu teewlu ay kàddoom. dafa neex gis ñu jox la drapeau bi nga xam ne ni que Sénégal bi yëpp ñooy nga représenté 12 joueuses mu mel ni comme waa dëkk bi yëpp ay millions de personnes di espérer loolu donc loolu mbégte la kii la yan la diis na diisul parce que ñun ñenn ñi tàmm nañ ko ñenn ñi tàmmuñu ko mais waaye c'est préparer équipe bi yëpp incha allah ba ku nekk incha allah di nga si gis sa bopp joxe lépp lu mu am pour rek représenter Sénégal bégal Sénégalais yi loolu ñu tax a jóg incha allah. c'est normal mu am parce que rien n'est éternel dara lu nekk loo xamante ne ni que benn moo fi nekk ba mu jeex donc c'est normal xale yi ñu indi leen ay xale yu mën li ñuy def la macha allah et que gëm naa ni suñ li ñu mën ñëpp suñ ko wanee si terrain bi Sénégalais yi dinañ bëgg dinañ dem fu sori incha allah donc ni ñu ñaanal rek ñoo xam ne ni fi ñu jëm yombul mais xam naa ni ak sunu. engagement bu ñu am ak détermination bu ñu am incha allah xam naa ne yàlla dinañ defal ndam incha allah. ci nekk capitaine ngay nekk Sénégal yu jigéen ñi di fàttali sax ñoom ñi ne tey nag ci ngoon la ñu fas yéene jóge fii ci réew mi ngir wëtali foofu ca Yaoundé ñoom ñi ne nag seen génn gu njëkk jëm ci boobule compétition niki fukki fan ak juróom-ñett la seen diggante ak ñii di waa Guinée la doon foofu ca palais des sports bu Yaoundé jàppal ne tamit bu ñu ci jógee ñaar fukki fan bu 13h jotee seen diggante ak Égypte lay doon Sénégal nag mooy objectif am mooy mu nag fexe décrocher lu jëm ci wàllum 12e titre continental am jëm ci Afrobasket jëm ci jigéen ñi. wàllu football fanweeri at ak juróom-benn sol toll moom Demba Ba yóbbu na boppam à la retraite. waaw ni ki démb na tamit Demba Ba nekkoon fi attaquant international Sénégal bi ci la nag fësal li ni mel
di fàttali sax ni moom am na nag 22 sélections ñeenti but ci équipe nationale bu Sénégal la jotoon nag jaar ci club yu mel ni Newcastle Chelsea ba sa Besiktas ni ki noonu moom nag jógee foofu ca Sèvres ca France amoon na nag taxawaay gu am solo ci nag xeexum racisme ni ki noonu tamit di fàttali but bu rëy bu mu dugaloon seen diggante ak Chelsea ak Paris Saint-Germain ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. Demba Ba tekki na crampon yi international sénégalais bi am fanweeri at ak juróom benn ni bàyyi na mu libroon boobu ak léegi def na benn weer ñu révélé ko ci Rouen atum 2005-2006 mu confirmé ak Mouscron ca Belgique laata muy séduire Hoffenheim foofee sax dugal na fa ay but ci ñetti at ak demi yam fa def performation yee tax mu am ak tour mu découvrir li jëm ci Premier League bi janvier 2011 mu joué 6 mois West Ham laata muy dem ci Newcastle foofee mu fekki fa Papis Demba Cissé ñu ne ci attaque bi di ko yëngal Demba Ba daal di xam li nga xamante ni si mooy mbégte ak ñii di waa Chelsea atum 2013 ak 2014 mu jël fa sax Ligue Europa en 2013 moom sax moo dugaloon but bi éliminé woon Paris Saint-Germain di club de këram en quart de finale Ligue des Champions saison ba ca topp mu bëggoon temps de jeu tax na mu demoon ca Turquie ca Besiktas laata muy dem ca Chine waaye mu blessé atum 2016 am fracture tibia mu retourné waat Besiktas ci après jël fa championnat bi en 2017 Demba Ba enchaîné ay aller-retour ci diggante Chine ak Turquie mu nekk nag un homme de conviction Demba Ba joué woon rôle bu capital ci dakkal match Ligue des Champions seen kanam ak Paris Saint-Germain ndax ci arbitre assistant bi dafa defoon ay jëfi raciste international sénégalais ci ñaar fukk ak ñaareel bi yoon ñeenti bi la dugal ci diggante 2007 ak 2015 bokkoon na sax ci ñi demoon ci CAN 2012 boobee nga xam ni Sénégal dafa lajji woon toog ci premier tour bi am fa ñetti défaite. ndeseen ba tey ci wàllu football sa Sédhiou ñoom seen bëgg-bëgg moo di ñu yeggali liggéeyu stade municipal ba. waaw ku yëkkati yooyu la kàddu nag moom mooy président bu yees bu ligue régionale bu Sédhiou di Aliou Dabo moom mi ne nag muy sàkku rek ci ministre bu ñu dénk wàllum tàggat yaram ngir nag mu ñëw jàppale leen ngir ñu nag yeggali seen stade municipal boobule ni ko noonu tamit amal ay stade départemental ci seen boobule gox moom daal li ni mel moo ko nag xamle gannaaw bañ doon amal première édition junior ligue bi nga xam ne nag président bi nga xam ne moom la wutu ci bopp ligue bi di nag Fodé Boukari Dahaba ñu gën ko xam ci tàngo ñu dem fa fekk fa Ibrahima Diallo. ci week-end bu ñu génn ni stade municipal bu Sédhiou moo dalal final première édition junior bu ligue régionale bu football final bi nga xamante ni dañ ko jagleel kii di président sortant di Fodé Boukari Dahaba di Tankanto Seydou Sané nekk président Casa Sport moo représenté woon ci final bile kii di maître Augustin Senghor nekk président fédération sénégalaise de football. moo tax maa ngi félicité ci tour Augustin Senghor ligue régionale bu Sédhiou bu am xel boobu di félicité aussi Dahaba di koy ñaanal gudd fan li nekk objectif pour Sédhiou mooy lan tey Sédhiou mu dem ba tollu fi nga xam ne dina produire footballeur dina am ay équipe nga xam ne nañ jouer football professionnel. approche bi nga xamante ni day sargal gën a wane seen bopp si bu ñuy dund nekk na lu Boubacar bi rafetlu mi nekk président Orca bu Sédhiou bu ñu doon sargal di Fodé Boukari Dahaba di Tankanto na yéene gis stade bu ñu tabax mu mun a jeex waaye tam mu mun a tabax lii di siège ligue régionale bu football. Donc vraiment je remercie les Sédhiouis. Tout ce que j'ai eu je l'ai eu à Sédhiou. Je n'ai pas achevé le stade. En même temps, la fédération nous a promis de construire le siège de la ligue. Jusqu'à présent, c'est pas fait. nga xamante ni moom moo ko wuutu ci ligue régionale de football bu Sédhiou annoncé na ay réformes ci lu aju ci bonne gouvernance waaye tam ci beneen fànn kii di Aliou Dabo tàllal na loxo autorité yi pour ñu def ay jéego ci tabax ay stade ci capitale départementale yi. ñu am benn club Sédhiou en ligue professionnelle ku gis Sadio Mané ku gis Papis Demba Cissé gis Moussa Seydi gis Dramé donc si ñoo ñëpp joxante loxo ñu gunge football Sédhiou lu des rek mooy autorité yi gunge ñu jeexal suñu stade bi ñu jeexal stade régional bi si anam bu rafet tabax benn stade de 5 000 à 10 000 places à Bounkiling ñu tabax benn stade à Goudomp ñu tabax benn stade à Dianamaladi à Marsassoum. ci final bile gannaaw bu temps réglementaire bi jeexee équipe bile di UCAS bu Sédhiou moo mujjee gagné équipe Amdalé bu Goudomp soloon lu weex gannaaw bu UCAS marqué benn but si njeexatal deuxième période bi. tàggat yaram ba tey wàllu bëri dóor xam ngeen ne structure bi di FILS bëgg-bëggam moo di mbëri dox ci wàllum professionnalisme. waaw FILS di formation et insertion des lutteurs du Sénégal ñoom ñu ne nag tàmbali ab tàggatu ngir nag jagleel ko mbër yi jëm nag lépp ci wàllum technique garde du corps rapproché lu ñu ci bëgg rek mooy mbër bu nekk mën a nag am xëy en tout cas lu ci mënti am daal ñoom ñu nag seen promotion bi ñoo ngi ko dippee kii di ndem si yàlla Mbaye Guèye mi nga xam ne moo nekkoon ancien vice président boobu la association ñu teewlu ci kii di Bamba Mboup mi nga xam ne moom moo ko jiite.
centre ci sécurité garde ko rapproché ñu war ko tàmbali tey lancement bi tey boo gisee lancement bi xumu ni suñu papa Mbaye Guèye Tigre de Fass lañ ci rendre hommage ndax moo nekkoon suñu vice président Mbaye Guèye yóbbu na laamu foo xam ni ci modeste ci générosité ci baax amuñu fayam ànd nañu moom fu ne gunge nañu nekkoon vice président bi dañ koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm taxaaree ko àjjana xam ni tey association bi leen tax a jóg mbër yi bu am formation ba pare am métier mu nekk formation boo xam ne tey ñoom bu ñu xëyoon di ko defali seen bopp dinañ fay 500 wala 600 000 mais avec nous c'est gratuitement kooku nag ndimbalu 3FPT lañ mën nañ ñoo gunge bépp xale bu ñu formé rek mu am xëy maanaam association bi looloo ko tax a jóg daan état mu gën ñoo teg loxo parce que lii dafa nekk loo xam ne lu am solo la parce que dañu nekk jamono koo xam ne nii xale yi dañ leen war a dimbali ñu am xëy surtout la lutte ndax mbër yi dañu am jom bëgg nañ dara bëgg dimbali seen ndey bëgg dimbali seen baay kon nag kooku ñu ngi ciy gën a lancer message président de la République am nañ ci yaakaar. Ambey ñu jeexale tàggatu yaram ak lu jëm ci wàllum première journée Ligue européenne des champions kon tey jëlee nag ci ngoon lañu koy tàmbali ci groupe E bi 19h jàppal ne Dinamo bu Kiev mooy dalal ñi di waa Benfica ci wow boobu la waxtu sax ci FC Barcelone di laale ak ñi di waa Bayern Munich ci groupe F bi 16h45 Young Boys Bern moom mooy dalal ñi di waa Manchester United 19h Villarreal ak Atalanta bu Bergame la groupe G bi 16h45 FC Séville ak RB Salzbourg 19h Lille ak Wolfsburg jëm ci groupe G bi nag ba tey ci groupe H bi Malmo ak Juventus bu Turin la Chelsea moom dina ci laale ak ñi di waa Zenit Saint-Pétersbourg kon ñu jàpp ne li moo fi gënoon fës jëm ci wàllu xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek bu 12h jotee ak Birahim Ndiaye Touré 13h El Hadji Mouhamadou Mansour Diop le député du peuple jaajëf. jaajëf Pape Manta Mboup li ñu teewoo ci yàlla tàggat yaram moo ñu koy jox suñuy jotaayu xibaar laata ñuy yëkkati jotaay bi nag dañuy wàcc waa si tali bi rek Yacine saytu dem dikk bi ñëwaat. aywa. Voici Trafic News. Papa Alé Cissé ñu ngi lay dalalaat ci bloc d'information bi ana foo nekk ci Trafic News bi. boo ñu daal di ko fay ay yematle daañu ci dikk si bi la jotaay xibaar dañu àddu it jëmale ba tey ci wàllu politique ak nag waa mouvement gëm sa bopp ba nga xam ne saa su ne ay nit ña ngay faxe fa ñu nekkoon dem fekk ji leen bii la yoon waa mouvement national ànd dooleel Macky ñoo wan gannaaw Macky Sall fas yéene àndax Bougane Gueye Dany ci jongante gox-goxaan yi ñu dëgmal seen coordonnateur mu ngay xam ne kon seen mouvement boobu léegi sax dafay tudd rek mouvement bi nga xam ne moo di alliance pour le développement du Sénégal gëm sa bopp. tàggat yaram buñ sa tolloo Pape Mante mu lañ ci àndal fas yéene kon daal képp la yéen kay xëy dëkk ñaanda si xel Ahmed Aïdara ngeen taaxir lu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ñëwaat Yacine. Voici Trafic News. Rebonjour Pape Alé Cissé ana noo def ak foo nekk. Voilà, merci beaucoup Yacine. Présentement, nous sommes au niveau du rond-point Liberté 6 fii moom tey pas d'embouteillage mun ngeen fi jaar daal di wéy seen circulation pour ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté de Xaar Yàlla wala sax ngeen génne sur les allées Camp Pénal foofu la aussi mën ngeen fa jaar ginnaaw rond-point bi nag ñi nga xam ne ni ñoo bëgg a progresser vers rond-point JVC faaw rek ngeen jël déviation bi daal di wéy seen circulation. nag rappelé auparavant nous étions passés donc au niveau de l'échangeur de la foire en provenance des côtés Yënguleen foofu la aussi amul jafe-jafe seulement sur l'axe ralliant passerelle bu foire vers la gendarmerie foofu la moo xaw a yow tuuti bu ngeen dépassé foofu la nag mën ngeen wéy seen circulation tranquille sur la VDN dooree ko nag pont Sénégal Japon daal di wut matière Saint-Lazare bu dee nag si suufu pont bi maanaam rond-point Cyprès foofu la aussi amul benn complication pour le moment Yacine Seck. C'était Trafic News. Papa Alé Cissé ñu ngi lay jaajëfal Mame Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga wéyandi. ayca bii la jotaay xibaar waxtaan bi di ci ndax le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax moom. naka yi tey sant yàlla alhamdulilah suba gi sant yàlla bu baax. alhamdulilah ak Birahim Diadji Touré ñu fas yéene ànd ci waxtaan bi kon nag Yaas. ah da ngay naan ni café wala da nga ñuy. waaw El Hadji Mansour. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mab Diakhar ma doon waaj a nuyu. alhamdulilah sa ndijaay kon jox na la autorisation. waaw jox na ma autorisation. yewi na wa mbaax dama naan ni café ñëwaat. ayca ñun ñoo ngi wutali sa diwaanu Touba waxtaanee teertu jiitu réew président Macky Sall dafa war a dikk am ñu taxaw ne kon bu fa dikkee dañuy saboter li nga xam ne moom mooy teertu gi ñooñee la xalif général ba ci boppam di dànqaaf di leen xamal ne foofee sa diwaan Touba mboolem yëngu-yëngu gu jege wàllu politique dañu ko fay tere ñu ànd si Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. jiitum réew mi Macky Sall ñu ngi koy xaar ci Touba ci samedi jile. ki jiite réew mi at mu jot bu màggat gi ñëw mu ñëw siyaare si sëriñ bi ci biir ñëw gi itam hôpital bi nga xam ne liggéeyoon na ko mu war ko indigré bis bi. noonu xalif général des Mourides di dànkaafu ne bëggul benn yoon ab teeru bu ànd ak politique. ñaanal nag mi ngi aartu ñëpp ndax nee na bëggatut a dégg kenn ku mel ne moom
ñëw ci dëkk bi am ñuy jëfandikoo seen bëgg-bëggu bopp tax ñuy saboote ak dikkam lépp lu ko fi ni def jàppal ne defoo ko moom nga ko def. ci jongante gox-goxaat yi ñu dëgmal muy leeral ne Touba dafa spécial ci lu mu mënti doon. nam ko dénke woon jëwriñam di rakkam di Serigne Sidi Mbacke Cheikh Abdoul Ahad mi ngi koy feddliwaat tàndeef baag kañ fay tege lépp ngeen bàyyi woon ko Serigne Sidi. jamono yooyu la ñu mel ne ku jaaxle ci liggéey yu ñu war a amal ci Touba fii ak màggal gi. li des ci màggal gi matul ci ñaari fan. ñuy soññ ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci état bi ñu gën a baral jéego yi jëm ci màggal gi. Birahim ñu gis ne kon wàccaayu ko màggal gi waaye politique yi ñu ngi def seen i délégation di dem sa diwaanu Touba est-ce que la ca gënoon du rek jéem a def seen kéem kattan ba ndox ma jóge fa. waaw bokk na ci jàppale sëñ bi ci jële fi ndox mi ba nga xamee ni bu ñu demee ci màggal gi du ma ne ni jafe-jafe du am waaye dina wàññeeku waaye comme ni sëñ bi waxee nag ak càkkuteefam murit moom ndigal te ndigal jëfe amul sax ay xaaral ma dem te ñëw. la ñu war a def la ñu warul def moom moo ko xam bu ko waxee amul sax ay laam-laame wala di seet ndax est-ce que duñu jéggi sart wala est-ce que duñu def leneen nañu liggéey jàppale sëñ bi ci li mu bëgg ci wàllu bu mu mën a doon nee na bu ñu fa def politique. amul sax xaaral ma dem te ñëw nañ ko jàppee noonu. nañu ko defaral dëkk bi ba nga xamee ni ci lu jëm ci màggal gi yenn coono yi nga xamee ni taalibe yi dañ koy am moom sëñ bi daf leen di ñeewante ci wàllu woowu. fan yee passé sëñ Bass Abdou Khadre dafa dem nemmeeku bërëb yi nga xam ne dafa am inondation mais lépp mu ngi jóge ci càkkuteefu sëriñ bi mu sant ko mu dem xool ba mu yëkkatee al jox ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbënn bi pour jàppale leen kon tey politiciens yi lu ñu fa mën a def lu dul jàppale sëñ bi ci lu mu bëgg ci bëgg-bëggam defuñu fa leneen. defuñu fa leneen voilà le député du peuple président Macky Sall war a dem Touba samedi am ñu koy menacé kon bu fa dikkee dañu koy teeru gis nañ position xalif bi ban jàngat nga ciy def. mais menace bi teguwul fenn xam nañu ni li jaaduwul mooy màggalu Touba jige si ki jiite réew mi demu fa. li jaadu mooy màggalu Touba jige si ki jiite réew mi dem fa. loolu mooy yoon ki fay dem nag xew-xew bi tax mi fay dem. ak ki mu fay seeti rafetul jaaduwul tegginuwul nga koy gàttandoog ay yuuxu. lu xew lu nekk ak li ñu fa war a xewal bu fekkee tukki baneen ci naneen ñiy politique mën nañu politique. mais li tukki diine la ngir nemmee ko xalif bi ci waajtaayu màggalu Touba. te ku ne xamoon nga ni ci ku xam sëñ Mountakha ni muy réagir ni muy doxale di nga xam ni du nangu loolu am foofu ci Touba. ndax moom déjà koo xam ni dafa warmal nit dafa darajaal nit. dafay dimbali nit dafay doole nit ci ay taxawaayam xalaatam kàddoom jéegoom bu fekkee lu toll ni njiit réew day dem di ko seeti. noonu nangu kenn dafa yëngal benn bant. ñu ngi fàttaliku bi fi sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke nekkee xalif ci jumaa jooje nga xam ni dafa am ñu doon génne ay kàddu ni protocole njiit réew mi daa ñëw jiitu sëñ Muntaxa ñu baaree ko ba mu dugg mais bi muy indi coow dafa wàññeeku dem jullee faneen te ni kenn téyewuma maa jàpp ni. kilifa gu toll ni xalif bi warut a am gan ba ñëpp toog may jéggat ci biir nit ñi gis nga ni mu réglé waatee situation bi. kuy dundee noonu ci wàllu teggin ci wàllu message ci wàllu orientation xam ngeen ni du nangu lu toll ni njiit réew di ko seeti moo koy xajabal ak lu mën di am Macky Sall il est le président de la République. ak lu mën di am il est le président de la République buy seetu ku tel ni sëñ Mountakha ci waajtaayu màggalu Touba. di ko xalaata xajamal sax du xel te du teggin. loolu am na solo voilà bu ñu desandee tuuti ci li nga xam ne rek sa diwaan Touba dina ji la ñuy desandi El Hadj ndax nag doxalinu Serigne Mountakha xalif général kullu Murit dafa xala jegewoo ak bu maam Abdou Aziz Sy Dabakh ñaar fukki at ak ñeent tey jii ñuy fàttali ko ak dëddug àddunaam rôlu sunu xalif généraux yi ban jàngat nga ciy def. mooy comme ni ko sëñ Mountakha di defee. comme ni ko yeneen xalif yi di defee maam Abdou Aziz Dabakh. nii la ko doon defee moom nag daf ci yokkoon di recadrer ñi jiite tey ndax duñu fàtte mukk discours bi mu yëkkati woon ci biir ndam si yàlla sa président Lamine Gueye génne àdduna mu xamal leen ñoom ñëpp ci lii la ñuy mujj ndax duñu fàtte itam discours bi mu doon waxee ba leer song ko ba mu yëkkati ay kàddu ci yaram bu daw ci di fàttali député yi nekk ci assemblée nationale bu leen Abdou Diouf indilee loi te ngeen xam ne loi bi diine nanguwu ko ngor nanguwu ko te baaxul ci askan wi bu leen ko voté discours boobu dañ koy faral di indiwaat
mais discours boobu tey jii la soo ko jot. actualité la ba tey. tey jii la soo ko jot. ci ñi nekk assemblée nationale. ñi nekk ci yeneen institution yi nga xam dañuy bénéficier wu ay salaire ak i avantage te lépp doon moomeelu askan wi muy au conseil des collectivités territoriales muy conseil économique social environnemental muy xawma conseil dialogue social muy faneen ak faneen fépp foo xam ne bànqaas la ña fa nekk te ñi ci ëpp dañu leen a nommé xam nga poste électif ak nominatif du benn dañu leen a nommé maanaam nekkuñu fa sax fa ñu toogay askan wi waaye kenn ki jiite askan wi moo leen fa teg ñooñu war nañoo xool ba seeni ay jéego amala askan wi njëriñ discours yooyu la Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh daan yëkkati yàlla yokk leeram yàlla taf ci barkeem mais yu mel noonu mu ngi fi am ba léegi xeetu discours yu mel noonu te ñu ngi am yaakaar itam ni taxawaayu diine moom ci Sénégal nit ñi nañu xoolaat rek ci teggin yi ak waxin mais diine moom taxawaay bi mu taxawoon du musa wàññeeku wala mu dellu gannaaw ci Sénégal. voilà 24 ans après ay kàddoom ba tey nekk actualité kàddu ya mu baaxe woon député yi El Hadj mu ngi koy wax sànq di leen xamal ne kon lii mooy yoon bi tey bu fekkoon lii mu ngi ko fi fekk yaakaar naa ne dina am lu ko metti lool ci sunu assemblée nationale bi. waaw xam nga moom dañ koy ñaanal suñu borom. mu taas ci barkeem ndax yaakaar naa ni Sénégal adduna bi yëpp sax xam nañu ba tey jii sax am na ñoo xam ne mos fekkewuñu Maam Abdou. mais ñu ngay déglu ak di seetaan ci internet beeg yu ni mel ay kàddoom yu mu doon yëkkati mais gis nga Mambay Sénégal dafa am benn particularité boo xam ne c'est une chance. dafa am complémentarité ak complicité ci kilifa diine yi ci réew mi te loolu du tey de ça date de très longtemps xam nga yaa ngi wax jamonoy Maam Abdou. mais gis nañ relation yi nga xam ne amoon nañu ko te mu gën mu doon ci xar tànk tubéyam ci diggante tarixa yëpp yi nekk ci réewum Sénégal tey Sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg yànd ak wér même chose lay def xam nga yaa ngi wax discours véridique ak rappel yi nga xamee ni Maam Abdou da ko doon def tey Sëñ Babacar Sy Mansour loolu lay def xalifa général Tidiane mais régulièrement on l'entend dans ses sorties muy recadrer ba bi ci mujj yaa ngi wax député yi mais bu ci mujj jagleel na ko député yi ça veut dire que complémentarité boobu nga xamee ne moom mooy suñu chance ci kilifa diine yi nga xamee ne dañ am ci réew mi moo waral sax lu bari tey ñu fànkal ñu ko ci fànn bu mu mën a doon ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram di wax ci wàllu yenn fitna yi démb ñu ngi wax ni réew yi wër Sénégal yëpp xam nañu coup d'état wala ñuy dund coup d'état ñu génn ci ni Sénégal moom musul am coup d'état mais c'est une chance boo xamee ni du question politique yi fa ne du question intelligence militaire yi wala militaire républicain mais am nañ loo xamee nag suñu kilifa diine yi dañ ko fi teg te kenn mënu ko dindi te loolu tamit c'est une chance boo xamee ni ñun ñi di ay ndaw wala di ay taskatu xibaar wala ci fànn bu ñu mën a ne dañ ko war a di delloo siwaat ba askan wi delloo siwaat xelam ci kàddu yooyu nga xamee ni démb la woon de mais c'est valable encore aujourd'hui. voilà 14 septembre la ko defoon atum 1997 24 ans si tey jii ñu koy fàttaliku mu di génne kàdduna Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ñu ñaan yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem sa diwaanu Touba nag ñuy fàttali kon xalif général bu Mouride dal na démb ab délégation bu agence de l'informatique de l'État mu nekkoon ab occasion ngir nag ñu jëmmaat sa projet bi di City nga xam ne nag Serigne Mountakha la ñu ko doon présenté Cheikh Bakoum directeur ba DIE di xam ne kon fibre optique bi dana ko xëcc ba sa université Cheikhul Khadim foofee sa diwaanu Touba. ñu àddu jëmale ci wàllu politique ni ko waxee ci yi ak nag mouvement ak coalition bu gëm sa bopp ba nga xam ne saa su ne ñu ngay gis ay waay politique di bawoo fa ñu nekk dikk ngir nag dugg ci biir coalition bi ci mujj moo di mouvement national ànd dooleel Macky wan nañu gannaaw président Macky Sall fës kee ne àndax ki nga xam ne rek mooy Bougane Gueye Dany bu coalition gëm sa bopp àndax moom ci jogante gox goxaan yi ñu dëgmal jëm ko coordonnateur ba Moustapha Ndaw ay kàddoom ñu teewlu ko Alioune Kane. ba waxtaanee ak samay nit ba pare ñu ne ko ñu xool ne ci Bougane lañ am yaakaar mouvement gëm sa bopp te yaakaar ne suñu àndee ak moom dina liggéey réew mi dina soppali réew mi moo tax fu mu toll nii ñun Bougane dañ daan lañ àndal ci mouvement gëm sa bopp léegi suñ mouvement bi ku doon ànd dooleel Macky tudd ànd dooleel Macky léegi mu ngi tudd Alliance pour le développement du Sénégal gëm sa bopp muy ADS gëm sa bopp noonu la tudd léegi Alliance pour le développement du Sénégal mu ngi ci la grande coalition gëm sa bopp je vous remercie.
wàllu politique ba tey ndax xam ngeen ne kon waa coalition Benno Bokk Yaakaar wala parti bii di APR soom tasar la ñuy def ci jongante gox-goxaan yi ñu nekk ndax nag gox boo ca dem xëccoo ba tar na lool boo koy weddi doxantul ba sa Parcelles Assainies Dakar Golf ba sa Tëngéej foofee commune yooyu de foo ci manti dem ñoom ci seen biir ñoom ñooy buuxante loolee dafay firndee ne kon ndax jotul nag ñu tëgg ay primaire seen biir ngir xam ku si nekk fa nga amee doole sa gox ba nga nekk ñu mën la faa candidat ñu ànd si tontu boobee ak Fatou Abdou Ndiaye. gu allié yu APR yi mi ngi ci loxo président Macky Sall ci wàccaayu élection locale yenn ci kàngam yi coalition Benno Bokk Yaakaar tàmbali fësal seenu bëgg-bëgg ngir jiite ay gox ñenn ñi di ko wax ci suuf ñenn ñi di ko wax ci kaw Dakar doon bërëb boo xam ne xëccoo bu metti ci wàllu ko politique dina fi am bu nu gisee ne am na ay parti yu jege lool pouvoir bi bokk na ci PS ak AFP ñenn ñi di xamle ne bëgg nañu fëtey ki fi nekkoon maire bu Ndakaaru di Khalifa Sall ñenn ñi nga xam ne dañoo bokk ci APR Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba Abdou Karim Fofana naam fësaluñu ko ci kaw waaye ñenn ci seen ay jegeñaale ñi nga xam ne ñoom bëgg nañu li nga xam ne mooy mairie bu Ndakaaru ne Ndakaaru Thiès it daanaka dina am xëccoo bu metti ci diggante allié bu bees bu APR bi di Idrissa Seck waaye ñeneen ñoo xamante ne dañoo nekk ay candidat ci coalition Benno Bokk Yaakaar ca nekk ca goxuk Thiès noonu it la nar a mel ci Ziguinchor ca Kaffrine ci Louga ak yenn bërëb mën nañoo wax ne xëccoo bi ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi lu am la mu mel ne nag élection locale yi doon na ab test boo xam ne dinañu xam ndax coalition Benno Bokk Yaakaar day dund ba faaw wala fii lay jaare tas ba faaw. El Hadj yéen a kaay groupe des médias ni nga ko gisee nii la tribune foofu la génne Macky donc travail contre Macky ak jongante gogoxaan yi ñu dëgmal ndax yaakaaroo ni kon soo moyul seen parti bi dana des bu ñu tollee ci tànn gi. Macky travail pour dooleel partem. yéen a kaay def Macky travail contre Macky. Macky travail pour dooleel partem. dooleel partem si tas ko. déedéet dooleel partem. si nan noonu. tasul partem de coalition mun naa tas. mais partem lay dooleel. ah ok parce que coalition Benno Bokk Yaakaar ci ay localités yu bëri ñooy jiite localité yooyu mais ki ko jiite bokkul ci parti APR misaalu Mbour ki ko jiite parti socialiste la bokk. yeneen dëkk. léegi nag ñooñu nekk ci biir parti socialiste ak AFP te bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar la ay éléments yoo xam ni 100% APR lañu di tam pour bëgg leen a daaneel. pour bëgg a saboter seen bilan et pourtant ci la ñu bokk bilan wu Benno Bokk Yaakaar kay amul parti socialiste ak AFP Benno Bokk Yaakaar la mais bu amee ay benn apériste yu ñu nommé quelque part ñu ñëw bëgg a ut benn mouvement bëgg a taxaw saboter xajamal mboolem li fa ki jiite mairie bi nekkee woon te mu nekk parti socialiste wala AFP dañuy foog ni dañuy tas Benno Bokk Yaakaar déedéet. dañuy gasaxal Benno Bokk Yaakaar pour dooleel APR mais damay xalaati nag yefal sa mbaam la ba noppi mu jëkk laa wangeentu parce que li ñu foog du demee noonu de nit ñi gëmuñu benn apériste yooyu de bu dee misaalu Mbuur gi ma gën a miin néew na fa ay maire yu bokk APR yu ñu gëm bu dul Maguette Sène bi nga xam ne 100% APR la moom déjà bariwul ay wujji ban apériste laa fa gisaat bariwul ña fa des ñëpp ay maire lañu mais ci Benno Bokk Yaakaar léegi nag am na ay communes comme fu mel ni Sindia gën a miin ñi fa nekk au nom de APR nañu bousculer parce que ka fa nekk ci turu parti socialiste askanoo gisuñu seen bopp ci moom mais du benn misaal boobu dong parce que département bi ma gën a miin benn commune nekk fa tey boo demee fu mel ni Mbour ña fay wax ci turu APR da ngay xam ni ñii mënuñoo fexe bu ëpp doole. kii fa nekk ci turu parti socialiste te nekk maire ba. léegi nag yooyu xeetu politique la yoo xam ni dañu koy def ñu foog ni dañoo bëgg a tas Benno Bokk Yaakaar déedéet. dañoo bëgg ci turu Benno Bokk Yaakaar ñu dem ci mais jiital seeni ay militants. jeu boobu la ñuy def actuellement te boo xoolee ci localité yu bëri noonu la ñu fay doxalee waa APR dañuy tam maire ba fa nekk du question coalition bi la ñu bañ waaye bu dañuy bëgg kii nekk maire ba bokk ci APR 100%. voilà ni nga ko gisee sa Sindia noonu la ñu ko gisee sa Tëngéej ndax nag gis nañu kon kii di Souleymane Ndoye samp ndëndëm Ismaïla Madior Fall am ñu taxaw ne mooy nekk seen candidat ñoo bokk seen APR ñu xàllal ki nga xam ne mooy Omar Gueye pour mu dem conseil départemental ba ak yeneen responsable yi taxaw ñoom fës kee ne samp seen dënd liste parallèle kon mënul ñàkk ci coalition bi ñu jëm mën bañ a ñàkk ci gox yu bari parce que tamit xam nga dafa am li ñu woowee conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar boo xam ne ni ñoom dañoo jël quitus jël seen kàddu
jébbal ko président wu conférence des leaders boobu muy président Macky Sall bu Benno Bokk Yaakaar mais comme ni ko tribune bindee Macky travaille contre Macky c'est Macky président de l'APR ak ñi mu àndal biir APR contre Macky président de la coalition des leaders de Benno Bokk Yaakaar dafa am benn tribune bu El Hadj Amidou Kassé ministre conseiller bu ma doon lire démb par pur hasard mais koo xamee ni dafa am xam-xam ci lu bari te bindam ñaw tamit li mu wax mooy ni les élections locales ci jeexital bi les élections locales du 23 de 2022 répétition générale la répétition nag générale bu amee ci défilé par exemple dina am benn koo xam ne moom mooy diriger défilé bi ku ci nekk mu am fu mu la wax ni fii ngay taxaw nii ngay doxee kii ngay àndal nangam ngeen di def ci wàllug seeni jéego yi ngeen di def kooku nag moom mooy tey président Macky Sall di président coalition Benno Bokk Yaakaar maintenant nag ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar boobu mais ni mu amee ci opposition bi dafay am choc des égos ci élection yu ñu jëm ku ci nekk dina ne mais attention diw bi fa ne peut-être bokkuloon APR mais bokk na Benno Bokk Yaakaar comme ñun suñu njiit ci biir Benno Bokk Yaakaar li leen décidé d'accord nañ ko ak moom mais yaa ngi wax tey Rufisque mais demal dans d'autres localités yoo xam ne moi je prends et je reprendrai toujours l'exemple de Dagana où le maire Omar Sarr dafa nekkoon tey opposition ci Macky Sall ndax nekkoon na pouvoir ci maître Abdoulaye Wade nekk fa maire 96 Abdoulaye Wade jël pouvoir 2000 mu nekk ànd ak moom ba benn moment mu jóge ci parti démocratique sénégalais bi nga xam ne peut-être am na lu mu ko gënoon a dooleel encore bi mu fa desee comme maire tey dem ci opposition rejoindre après Macky Sall dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais tey am na ay candidature yu ñu fësal ak yu ñu fësalul yoo xam ne day am foofu ca Dagana ñoo xamee ni ce sont des proches de Macky Sall ou ñoo xam ne dañoo bokk ci APR bokkuñu peut-être ci Benno Bokk Yaakaar bi de manière générale mais APR la ñu gën a taxawal mais ñoom tamit dañuy wax ni li ñuy bëgg mooy fexe ba comme bi ñuy séddalee muy président Assemblée nationale président conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales yooyu yëpp am ci benn boo xamee ni c'est un apériste pure souche moo ko jiite yëpp ce sont des partenaires de Benno Bokk Yaakaar mais am na fu ñuy demee dañ naan nag attention joxe ngeen ci bopp bi ñun nag base bi bu ñu bëggee jox du kële dañoo bokk Benno moo ñu koy xañ wala kële c'est parce que partenaire la bëgguñu tasaaroo am diggante parti socialiste ak APR que dañ koy bàyyi mu dem non liste parallèle yooyu ngay wax non seulement dina am mais dina am ñoo xamee ni seen candidature ba léegi nii waxaguñu ko de mañ demee ba jub si nag dinañu jaxase carte gi te foofu Macky aura fort à faire parce que est-ce que moom yam leen fii bu ko waxee nit ñi dañ yam fa dañ ko nemee ko ca Kaffrine ak kaawu Abdoulaye Wilane ndax nag kii di ministre Abdoulaye Seydou Sow également ñoo bokk seen coalition mais am nañu Benno Bokk Yaakaar nekkoon te ki ko jiite woon nekkul ci APR am na tey benn rival bu fa taxaw ko gën a sonal gën ko def face bu bokk biir APR lu leer ayca ñu addu jëmale ci wàllum tractation yi ak confection liste électorale yi nga xam ne léegi mu tàmbali mooy li ñu doon waxtaane sànq coow li dana am président bu conseil départemental bu Bunkiling mu ngay sàkku ñu respecté waaye it ndaw yi ñu jéem leen ci dugal ci liste yi respecté parité bi jigéen ñi jox leen seen gëdd loolee nag mu ngay xam ne kon élection territoriale yi wàllum démocratie faw ñu saxal ko si mu di ay kàddu yu mu yëkkati sa quartier Touba El Hadji commune bu Médina Wandifa ñu àddu jëmale ci mbiru Amadou El Hadji Amadou Condé sa pencum ndaw yi réew ma nga xam ne ñu ngay sàkku nag ñu war a sox ñoom pencum ndaw yi réew ma ñu ngay xaar ñu saisir leen ngir nag ñu yëkkati malaanum kiiraayu ñaari député yi nga xam ne ñoom la ñu tudd ci coowal passeport diplomatique yi Mamadou Salah Boubacar Biaye ba fii nag ñu ngay wéex seen cëggalu guy di amal seen i activité kenn tegu leen loxo kenn woolu leen ngir yëkkati seen malaanum kiiraay donte nag mënees nañu wax ne yenn ci ay député sa pencum ndaw réew ma bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngay xam ne buñ sa tolloo ñoom noppi nañu ngir yëkkati seen malaanum kiiraay ñu ànd Cheikh Alassane Baldé
waxtu yu ñu jëm rawatina fan yi dana tar lool ci ki nga xam ne ni mooy Mamadou Sall ak Boubacar Biaye mu nekk nag ñaari député yi nga xamante ni tudd nañ leen ci trafic ñeel defar ay faux passeport diplomatique la koy firndeel nag di placement sous mandat de dépôt ki nga xamante ni mooy Sir El Hadji Diadji Condé nekkoon nag cerveau boobule trafic loolu nag mi ngi am niki tey gannaaw bu ko juge deuxième cabinet instruction daal di koy xamal ñuy xaar di xam nag ana fan la ñaari député yi bokk ci majorité présidentielle bi di mujjeek justice ndax jamono ji seen ëllëg mi ngi ci loxoy magistrat instructeur boobee ba jamono ji ñi àddu nag ci xibaar yi nga xamante ni taataan nañ ko foofa ci diwaanu assemblée du benn bataaxal bu ñëw ci ñoom rek ngir sàkku ñu daal di yëkkati malaanu kiirlaay yooyu la ñaari député ñu jàpp ne sax lu ni mel du yàgg dara gannaaw ni enquête bi di doxee ak jéego ñu ci teg ci wàllu l'enquête bi mu mel ni nag jamono ji dafa desandi ci loxoy ñi nga xamante ñoo yor wàllu yoon ku ci mel ni procureur ak magistrat instructeur bi jot ndigal bawoo ci assemblée ngir ñu mën a daal di tàmbali liggéey bi ci fànn googee. le député du peuple coow li bari na lool si pencum ndawi réew maax ñaari député yi ndax njortu nga ni kon mbir yi dañ ko baral comme yeneen cas yi fi am ngir yëkkati seen malaataay. ñu ngi toog di xaar en tout cas sénégalais ñu ngi leen di seetaan ba xam ñoom nan la ñuy def nee nañu ba léegi amaguñu firnde ci ni moom la tubaab di wax présomption d'innocence ñu ngi leen di xaar. ba xam en tout cas lii yéen kaay yi xëy bind ci bi ñu perquisitionné kër kilifa la ñu fa fekk dugal na député yooyu. xëy na nag ki yor enquête bi comme léegi ñee moom ñu ngi sous mandat de dépôt dina permettre àttekat bi mu demander pour ñu convoquer leen xam na yoon bi muy jaar ca ci kanamu yoon xalaat naa ni sax nag ni xëy na li ñu bëgg a gën a xóotal enquête bi parce que xam nga bu ñu waxee ñaari député wax Simon wax kilifa am na itam ñu ci bénéficié wu ñoo ñëpp ci biir complice bi lañ bokk donc benn deal la boo xam ni dina yaatu lool mais observateurs yi li ñuy xool du am kumba am ndey ak kumba amul ndey. ci loolu la ñuy bàyyi xel loolu moo ci ëpp solo mais quant à yoon dina def liggéeyam ci début bi nii pour ñu dindi mbalaanal kiraayu député yi man amu ci sikki sàkk dama xalaat ne procédure bi la ñu bëgg a teg ci yoon rek mais amu sikki sàkk ci ni député yi dañu leen di woo. Simon ak Kilifeu ñoom déjà seen cas ñu ngi koy tàmbalee lijjanti ndax fanaan nañu kaso waaye nag ñaari député yi ndax gëm nga nekkoon peut-être temps justice bi wala assemblée nationale bi muy doxee moo wuuteex temps bi nga xam ne mooy ñee nga xam ne laajul yëkkati malaanum kiiraay. la ñu jëm di désigner juge pour ñu mën a gën a xóotal mbir mi parce que am na yu bari yoo xamee ni faw ñu dem càmbar ko fan lay jógee fan la nekk ak ñi ci taxe ñi ci laale muy bu fekkee ni ce sont juste de simples citoyens ak ñoo xamee ni ay député lañ mais gis nga présomption d'innocence boobu c'est valable autant pour ñoom Kilifeu ak Simon que pour député yi mais gis nga man fi may appesantir mooy gis nga bu ñu jógee ci situation yi nii lu jëm ci assemblée nationale c'est la énième fois peut-être ñu leen di tudd ci loo xamee ni ay député di leen ci joxoñ ci bu dee dëgg la wala du dëgg yëpp mais bari na ay faits yoo xamee ni mën nañu ko woowee faits divers yu commencé di bëri trop assemblée nationale war nañu càmbaraat député qui doit être député qui peut être député xam nga ci wàllu am na sax ñoo xam ne dañuy def enquête de moralité ba nga xamee ne kay dem ci assemblée nationale war fa taxawal askan wi am na un minimum requis buy nekk ci moom boo xamee ni mën nga ko wóolu dénk ko kàddu sa askan ci gox bu mu mën a doon parce que peut-être ci anam bi muy doxalee ci anam bi muy liggéeyee ak yu ni mel dina doon loo xamee ni doo ci ruus dañuy fàttaliku ñu bari ñoo xamee ni nekkoon nañu assemblée nationale mais liggéey fa liggéey bu mucc ayib tey par exemple dafa tombeek mu doon 4e anniversaire rappel à Dieu bu Djibo Leyti Ka xamee ni boo ko doon toog di ko seetaan assemblée nationale di suivre ay intervention assemblée nationale quel que soit noo ko mën a jàngatee ci denkal na fii ci Abdou Diouf dem na ci Abdoulaye Wade dem na ci Macky et cetera loolu yëpp c'est autre chose mais sur le plan présence bi ñu doon am ci assemblée nationale chaque jour moi j'aime bien prendre l'exemple d'un Puritain Fall j'aime bien prendre l'exemple d'un Abdourahim Agne ci assemblée nationale parce que un Doudou Wade parce que ku ci nekk am na taxawaay boo xamee ne amoon ko en tant que député yenn saa yi xeex daan na am assemblée nationale mais teewul yow sa rôle en tant que député doo ko jéggi dañ xam ne kii de dafa taxawal askan dafa toogal askan ca fu mu ne hommage la peut-être bu ñuy rendre ku mel ne Djibo Leyti Ka di ko fàttaliku ndax suñu borom xaare ko àjjana te atte ko ci yërmandem mais tamit ñooñu dañu doon ay références ci wàllu politique au sein de l'Assemblée nationale donc est-ce que on doit pas aller vers
def ay enquête de moralité wala xool càmbar kan moo war a doon député ci assemblée nationale. pour yenn jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi leen ciy tuumaal donte tuuma dong la yam peut-être ñu mën ko wàññi lu bari. ay te ñu jeexalee sa mbuurax nag kuréelug SAMES ga nga xam ne ñoom ci boppam Saourou Sène Sidem jiit mu ngay dànqaaf di xamale kon jëwriñ bi ñu dénk wàllu wéeru-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr nekk loolee mu bëgg imposer jàngalekat yeex ndongo yi loolee du par force maanaam ubbiteg école ji faw ñu dem ñàkku ji nee na boo ñu xam ne kon mënuñu wañ seen ab loxo ba ñu nangu li nu mel nañ ko waxtaanee rek ku mu neex dem ñàkku ji ku mu neexul nag nga dem jàngale ji noonee Saourou Sène loolu moo di ay kàddu yu mu dénk Alioune Badara Sonko. wax ju ëpp la parce que xam nga situation pandémie bi jàngalekat yi ni ko Sénégalais yëpp dunde noonu lañ ko dunde maintenant bu ñu waxee dañuy ñàkku mais man xaaruma ministre wax ma ñàkku pour ma ñàkku déjà man j'ai pris mon vaccin te bëri na ay jàngalekat yu jël seen vaccin wante nag ministre bu génnee nag daal di ne léegi il faut ñu ñàkk jàngalekat yi wala étudiants yi balaa ñuy dellu école attention day fàttali ni amul benn texte bu obligé benn sénégalais mu jël vaccin amul texte kon amul texte ministre mënul obligé kenn mu ñàkku xëy na nag je peux comprendre par endroit que moom mu ngi ci rôle am en tant que ministre de la santé mais bu tonalité discours bi amee benn connotation wu genre obliger les gens à le faire dafay joxe leneen. mu ngoog ñoo ko déggandoo Birahim amul benn texte bu leen mën a imposer. mais xanaa li mu wax dafa leer gis na tonalité discours bi lépp mu ngi aaju ci tonalité bi Mambay dañ naan moomuma la. mais am na lu ma lay sante lenn nga defal ma ko. am na lu ma lay joxoñee ne la defal ma nangam ci lu jëm ci cadre liggéey bi la pour rafetal liggéey bi la pour que mbir yi gën a jàppandal pour que les choses se passent bien ak yu ni mel mais danga ma koy defal mais am na lu may waxee ak yow danga ma naan Birahim ma ne la naam nga ne ma moomuma mais loolu la Saourou wax ne ni ministre bi mënul ñëw ne leen par force dañ leen di vacciner balaa rentrée bi ku vacciné wul dina demee nii hier on le disait il faut sensibiliser bu dee yow jàpp nga ni vaccin bi bokk na ci peut-être solution pour éviter propagation pandémie bi di Covid-19 wala éviter mu am yeneen i variants ak lu ko jege mais appel à un dialogue à une concertation les acteurs ne leen de man de lii laa jàpp ni boo leen ma ci jàppale woon de mën na am mu am jeexital ci liggéey bi nga xam ne sumb nañu ko ñu dugal ci xaalis nit dee nañ ci am na ñoo xam ne ba léegi nii am nañu ay séquelles liées au coronavirus est-ce que yéen en tant que enseignant syndicat yéen en tant que association parents d'élèves mën leen ñu jàppale